te tey ñu ngi fi ñëw en tant que ay jeunes Kaolackois ñi nga xam ne dañoo toog jàngat ay gis-gis ne Kaolack kat wax dëgg yàlla Kaolack doxul ci benn côté ñu ne nag nan lañ mën a def pour doxal Kaolack donte Kaolack doxul on s'est posé la question ñu ne nan la ñuy def ba Kaolack dox ñu ne kon foofu ñu dem wuti xam-xam bi nga xam ne moom la ñu am pour ñëw doxalee ko Kaolack léegi nag gannaaw nag bu ñu wutee xam-xam boobu ba pare nan la ñuy def pour mettre ko en pratique dañuy taxawal benn parti politique bi nga xam ne moo tudd rassemblement de la société pour le Sénégal ñu dajale Sénégal xale yëpp su waa Kaolack ñëpp ne leen jug leen ñu ànd ñu liggéey changer suñu Kaolack tey buñ ne changer Kaolack ku nekk dina wax nan nga koy changer kañ nga koy changer ak ñan ñoo koy changer on s'est posé ces questions ñu toog ñu ne nan lañ koy changer xam-xam moom moo koy changer nan lañ koy changer pas-pas moom moo koy changer nan lañ koy changer gëm-gëm moom moo koy changer waaye tamit nan lañ koy changer union noonu lañ koy changer du kenn moo koy changer du ñaar moo koy changer loolu moo indi le rassemblement de la société pour le Sénégal mu nekk RSS. maa ngi tudd Cheikh Ibrahim Niass di le président du parti rassemblement de la société pour le Sénégal ñuy wax ni parti bi li tax ñu taxawal ko mooy dañoo yàgg seetlu ne Kaolack doxut ci benn côté moo xam ci côté liggéey la doxut moo xam ci côté infrastructure la doxut moo xam ci wàllu insalubrité la doxut loolu moo ñu poussé ñu poser la question à savoir comment faire pour apporter des solutions à ce problème ñu daal di def ay enquêtes gis ni dafay soxla ñu am un leader politique mais quel genre de leader politique koo xamante ne il sera diplômé en sciences politiques en relations internationales et en géostratégie donc man mii di wax ak yéen ingénieur la ci sciences politiques ingénieur la ci relations internationales waaye itam ingénieur la ci géostratégie les trois combinés ça donne naissance à la diplomatie de manière générale nan la ñuy def ba taxawal ay projet ñu daal di xoolaat ban fànn la ñu war a mën a jàng ba mën a taxawal ay projet ñi dem defi li nga xamante ne mooy supply chain management supply chain management lu muy tekki mooy naka ngay créer projet boo ko taxawalee fan nga koy jaarale ba nga mun ko yóbbu sur le plan international nga mun ko jaay donc loolu yëpp boo ko déggee da ngay gis ni am nañ ay projets yu bëree bëri ci gàttal rek dañu naan suñu projet de campagne ñetti mbir la benn bi di setal beneen bi di leeral ñetteel bi di dundal tey nag yàlla def na ñi amoon rendez-vous ak le khalife général de Médina Baye Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass parce que ñëwoon nañ gis ko présenté ko projet yi mu rafetlu ko boppaña may ñu ndigal ñu ne ko nag bëgg nañ ànd ak parti bi ñëw ñu wax la suñu projet bu ko defee nga ñaanal ñu tey nag mu am benn imprévu mu dem waaye alhamdulilah itam ñi fekk fi frère am di Cheikh Mouhamadul Mahdi Ibrahim Niass. di wax ne sëriñ bi toujours daf may wax man boobaak léegi maa ngi fàttaliku ça fait 25 ans léegi-léegi dañuy toog rek am ay jeunes yu ko romb rek ñu toog rek téye boppam ne waaw man daal vraiment jeunes yi daal sama xalaat yëpp mooy xale yi fan lañ jëm fan la xale yi jëm donc yéen bokk ngeen ci souci yi nga xam ne sëriñ bi daf ko am pour Afrique surtout pour le Sénégal moo tax ku gis ay xale yu dajaloo pour góorgóorlu vraiment da nga leen pousser da nga leen ñaanal yàlla mais da nga leen encourager aussi ci kaw loolu maa ngi leen di encourager maa ngi leen di pousser te dinaa leen ñaanal yàlla donc Cheikh Baye ñu ngi lay encourager di encourager mboolem yéen ñi teew ñëpp jeunesse bi la te jeunesse bi mooy jeunesse ci Sénégal te lii tamit baax na parce que ambition yi su ngeen ko amee day tax du ngeen dem di dugg ci gaal gi ndax lii day wane ay nit ñu am yaakaar te ki ñàkk yaakaar moom mooy dem di dugg ci gaal gi di sànni boppam mais ki am yaakaar kooku mën na toog su ko réewam dimbalee mu liggéeyal réewam moo tax lii yëpp xam naa su fi sëriñ bi nekkoon dina leen ci gën a encouragé yow nag seti Cheikh Ibrahima nga Cheikh Ibrahima ñëpp radiyallahu anhu ñëpp xam nañ lim def waaye nag soo demee ba am parti tootoo tënkooti ci seti Cheikh Ibrahima rek la
waaye da ngay gis ne sëti Cheikh Ibrahima nga radiyallahu anhu sëti Hadji Malick nga radiyallahu anhu sëti Sëñ Touba nga radiyallahu anhu sëti Lat Joor nga sëti nit ñu baax ñëpp nga donc loolu moo gën nit ki di tiitaroo naan ay Paul Valéry ak ay Lamartine sax xaw na tane parce que amoon na tuuti diplomatie entre moom ak les musulmans mais am na certains yoo xam ne ñoom nit ku ñuul wala jullit dañoo jàpp ne rek ki benn rabi àll la te suñ doom yi fu ñu dem ci seen école yi ci Europe ci Amérique partout suñ demee bay joxe point yi dañuy wàññi seen point yi sax waaye du tere la plupart du leen jiitu ci dara gis nga ko ci njàng mi gis nga ko ci football bi gis nga ko ci basket bi gis nga ci lépp lu góor di def rek doom yi nit ñu ñuul ñi africain yi ñu ngi ciy wane ne ñun mën nañ lu nekk waaye yooyu yëpp suñ ci sóoraale suñ diine su boobaa dinañ gën a xam luñ bëgg ak li ñuy def te su boobaa nit ñi dañuy bëgg